It's a locally built industry, locally in the sense that when this company was starting, Jar Oil as a parent body, it started way back in 2005. And it started very humbly with only one petrol station. And before that one petrol station, we started just like a banana. And then we grew the business. And then from then, we started developing the provincial stations. Because the reason behind the development of Jar Oil in the provinces, what motivated the company in forming petrol station is nothing because of the innovative idea Mr. Jah, Hamidou Jah had at the time. Because when you pass the greater Banjul area, Banjul and Serekunda, you hardly find petrol stations in the provinces. You only find them in one or two places, the whole provinces. And it was really a hassle. And the hazard posed by the local selling of petrol, we all know. People keep this thing in their houses in very close proximity to fire. So he decided to build petrol stations there to make the services accessible to everybody. And then this is where it started until it crept into the urban area. Then going by that, he also found a necessity. By then you have only Gasem here as a company. And then when the demand for cement grew, and then demands were skyrocketing, he decided to also venture into that. But before venturing into that, he also studied and knew that actually cement is it's like a commodity, an essential commodity. So he started with a very small plant, whereby the production capacity is next to nothing. But by then, he was producing with little low capacity machines. But as time goes on, he realized that this is not the way. I need to expand. And then that is when he massively invested into the factory today called Tiger Cement under the Jah Multi Industries. And this is how the Tiger Cement came in. You can see for yourself, it's a multi-million-dollar investment. It's massive. It is not only massive, but also the capacity is massive. I will want to take you guys on a conducted tour of the entire premises. Wherever you want to see, we'll take you there. Yes, we'll also take you there. And then so that you can see for yourself. Today, Jar Oil Company has an installed capacity of over 100,000 bags a day. When I say this, I will give you the statistics. Whenever a situation comes into this country whereby they said cement is scarce, or there is some problem of cement availability. When Jar Oil gets into the market and we do production 24 hours, only for 3 days, we float the entire market. Only 3 days. The only reason why we are able to do this is because our capacity is massive. Like you can see, 3 days ago, when you come to the factory, you will see a line of vehicles. From the entrance, you will see maybe about 15, 20 vehicles or more, all lined up. But we just started barely 48 hours. Barely. It's not even 48 hours. Yesterday, we were able to clear all those backlogs in a day. Everything. And then now the line you are seeing are those who went to deliver, and they have come to reload. Those are the lines you are seeing. And by the time we go to the evening times, when you come here around evening, you will see it also cleared. So this is how we operate. Capacity is not the problem. To do my introduction like in the local languages, I will also want to say, Mbi mbalbe tentula mbal jaila, Allah nato jan Jah Oil Company, pour kana factory jube, and also nale kacha, baratelem gambenol tulolti, gambenol ni lafta kibaro sodla ikata media leto. So a betara fana ning gambenol lafta information la, ye media be kumandina, ini kacha, isaji itel sa janjandi. Na sio jambi wole en si jambi andu mbeni sio men to nimbartata kacala mbe lafale pour kal samba atel fangoli plant ni mbejal nyala aliaje ngamune install je men dépense tani factory auto cement factory auto million jamalen dollar kodoto amanki hani million olti in dollars dollar ol spent je
ando mbo proof la ñami wala natel fonta dal ñaalota investment o kan al balon la ko investment furinti jam diamol siata ka fu ko cemento mankitale cemento da kafutale dol ba fu la fan ja oil te ñim banko supply no la bari simen faale bin capacity ñing factory kilimo ñing kono doron factory flow dati jede ja oil doron boto cement boto men ka produce as atamita boto wuli kemoti simen produce jang lunkilingo kono wala proof momenti doro wala ñinti ni cemento mankita gambe kono wato wati hani government aning banko molbe ika ja oil le kumandi because ka fale ko natel man dundoro ñi mankote bola because melkana ini motol ika men nata man sia diamole sia da dron bari ke femo man sia so wala nay kan del kumandi nang pour kana banko rescue anun ka ke nyaadle 24 hours ninga 48 hours do ko ke wala tilifulati 24 hours mi ron suda tili ninga ke tilifula dron sabanjang be lala kan dame karanga banko be fandisment wala so bina membe na kala sa men kana bulaw no ma wala nyinti nal nata nyin factory kono somanda ibe moto tan nani wala moto tan lulu jala bebe loading cement wala ibe loring ibe cleanol batun wala kay tan ko sa banko mol be a sodole sa ka sandir lalle batu kilin nal men kana lafta moto kilin na lafta fulala ya dila jinem toñati andu lafta wala proof o tan latel fa nyaaylo wa kambi alaji as proof Ja Oil Company ni aja lota ko nga fonu nyami cement jula afa essence jula ya mo ben lowol bari nga commencé bolon le kono mais en commencé ndala je wala nyinte o wati sotta no gambe jang ni tambita kombola dron ita essence sot la dulat anata o jiya nyala bayra be business o kono wata te fon yalo naka sula essence la no baka aka time menta pour ka bori from one point to another pour ka essence o sang ako mbad nga investment o ke nyinto nga essence lo bolon kono isaje bolon kono fanan kombo ka benefit men na idol fanan sa benefit wala na jaawal be dunna kombo tuma mena mol ka fo nyi mbota min tole yamira mo kutole because yaaje follow ke bar utma metas essence julayala bolon nyin kono dem bije fanan cemento manko commencé da utmo gasem doron ne bijam kabrin cement manko commencé da aya jube ako mbatu ngadu wos business o fanan kono den ay factory men lo wato factory ndindindin nem ala capacity man dadula masimul man wara e ka même produce amansia kabarata da wala sanji dantang ako mbatung nga investment oke a wara mamba nga na capacity double o nga triple o nga samba 10 times kabaraba kala o wato mo gambia la capacity aman tambi 35000 bashla a day bari ay future mira je kasama mira ko nyim bankumbe grolale anus mola need be la falale kabraba install capacity men kije is more than 100,000 bags a day wala munti atamita cement boto wuli kemoti asimen dara no luwolo and wala taman sero mune bo tan lala wala nyinti kilifula komando ni nata nunjang ikal line jamal le tara nunjang mutol be line link ibe cement do tagan bar kabring niaji be 24 hours komando hani faman kiliflo fancy ntara 24 hours high capacity production ola pour ka maximize with large volumes kabring o ke drong kunun wuraro jam mutol be clear dal no mutol be randi be clear retata mel kana mur nan kana line ko ten wala mel cikaro ke tata ya jindi e murta nan ko ten bi sama nan defa me dunna jan sama nda juno ngamuto dantan tara lorin simento be kunto e be stand by ring so wala kaytan ko capacity le be mbulu me alon ko at tambita nyim banko la capacity la mol ka gambia la semaine comme sono fo nyaming amanta wo nyam janne 24 to 48 hours ke wala hani 72 hours don til saba production 24 hours ikanyim bankum fandinol ngaw experience dole aketana la signa jama nga londe wala nan ka fo mole ko tilifula di mo la til saba dorom ni na radjang me bi nata sare ko no ida simendo la kumo moy la côté because ni nga banko nyim float dorom motol be ka stand by le say ka clientol bal so ñinem to ñaati be kering anu nim pareta janna be lafla al ya jal ñala ni mo moy jinin kar fanan soto yemol ñinin ka na jabita be mbulu andu be fere kala la jabita e trambulu nga di yalla pour atel fanan so sindi jamama isa lonko
cement manko ning fenko man soto Gambia cemento dala man lafa cement manko me ya create sa fale bi me ya create killing julol le soto no melkata banku doto ika botol ñun nanje ika nati anu ñun julol men ka botol ñun na ika nati no ñim banko kan Gambia dingol bi itonya nsafo bari majority manke jam molti jandingol te hani ka moto bal men yusi ka fako ila motol le ntel nga lonne ko Senegalese financial sol be komale mel tamo motolti ye register Gambian number plate la original financial fale mobe alon ne ko ni be boring Senegal la ko lama ni moto e sanji nangamo soto ibuka song ay register o banko kan so ni tele ñin trok bal nati nang ikara register Gambia because Gambia mo limitation o soto idun dañi cement business ko no kadi ñi laytel be sirin koma ika encasser ika ko doñi receive barni ajube wo benefito to ñala nga fale ñami Gambia din dantangol bijel bara benefito 75 to 80% obe kabo janna kata wala na wato wadi samoy ko sefa manketa wato wadi samoy ko sefa day selata because mobe o dala soñi be ñanda kala sefal de primary abota dami ñinem toñaati ni memma faale ñinem toñaati ante ka mem fo wato wati wala ñinti ndel Gambia nga janne soto nga janne long dula ko tente mol bul andu banko la investment no andu ala development no ndel damawol do nes jan development mo ko tente bola bantay jan development le nga company bal janu janne mel ya ko ibota bantay company ba katangol lo jang kabita fela interest banta jay mu neke ya soron ne isaita wot mo yela investment o ya besoto yinanta men sotla en banko ka ya besoto yo company l soron itade la hajola birin tubabol jamano nyimbe ke kan memma me baake fa wala jul buruti banku jamal nada foyla do ko la je banim banko la investment o len banko la business o len tadu late wala fa alaman tangala de ala nada fa ko bi nga dandi jan ando manka sawot barakalaf men na wala nyinti nga doku nga boje nga di dinno le a doku wol fana di dinno le a doku anay gena yirwa mobe kunje wolem national investment oti ntel dum be lori wo lodal najem be diam la wato watin ka fako nyimam bang Gambia nafa ay banku dole nafa nga fir nga sede koy balle soto je mbe mur la sur account na delu ci olof way balle ma complete yeb ci sosa njeka batu nga be complete man dika account jam fo la sina sawul kando do nyaajem koy ko nyimam Gambia nafa itel fon la kuma kongol tatel journalist sol nal sa ikot no iko every day itel ka $6 million sisle dundi frontier road yalla yow le fay la kuma kongol ndema keda alwol calculate sangoñin kono jellem niya jube obe kala almost close to 400 million almost bari na statistic to membe database nyinto cemento men important Gambia 2023 sango kono 227,000 metric tons len wala munti keme fulani morning worowula wuli keme fula wuli muang ani worowula metric tono ni yo falin kodoti yake bototi ye jiare la namo laaje itel nyanta men jola bikon del mantana marché to don 2023 aboko itel men jo namoto million keme ani million tan woro ani fe wo million keme flo dolle men tamit million keme flo la ale itel kamen claim ko yole jo bari kaytol to wotije sole bayran la ko ñil be la posole noma je an wara jaawel mantra marché to ntel la jan doron kamen dundi mansala namoto kesoto nietel be ka fu ñoma ye modol fon laaje ma fo doron yela investment ol fon ta ye be wafi ñola ya laaje karo kono ntel ngalo ni kamen dundi and wo data ñi sign freedom of information ne alta jare alta ports authority alia pulau
Gambia Ports Authority doron kuluwo kulun lota je $15 million del ka wala joje kuluwo wamu GPA doron net so sa ni ka kulun sabanati karo kono wamu jellet yalo be GPA fanan advance lale because mo be afala ko poro boytale na kondenal bu na ka ji banku doto ka nati jam nyanda poro expand lale bari kodo bola min niara banku dingo dolbe nyaamiri nyimmol kono nyando kodo tala dami yowol kangol dete iko ite ndi jila ñinem problème oti mbadi on so ñing akelo momenti doro wala ñenti ka kele Gambia kabrin del solon dajan 2020 to 2023 because of jusbota marché wala kabrin ngaaje ko chips men do bi nakan quality ñimang amanke standard quality di iba wafi la price wala mi alon ko mote compete no la simply because ika bondi daming incentive o lebije nsuwa fa man domandim falije yeta ay troko sanje boto wuli kili ay cost maybe 200,000 la I don't know how much yena yela kaytol be to bodo yes sedol sede koyol sambe factory nyindo ka fako nyi simendo sedol fele nga fundindi le nga samba Gambia ni fota je niyo sedol itana ika 15% of that amount ika wala murundika wala na haniara nga wafi ma jam $50 less dan ika wafi ma jana menna ita sonna sa because ku jamal le bakono ni mol malon tel ngalon incentive so lebije kanga nyal lebije mi alon ko kamendi la fuddan ko do ñi industrial fa ye banko ta ya hand over ma ika dunna njad yate nyame wokko na wole kam bala fa fo Gambe nyanda tala wo nyal wala na kabri man sa kunda la kol kiskis ya jube number 1 ika namo men so do jawel o busite bulle buka so kote because mendo buka produce gasam len aning gasam fanan wati sotta ibuka fem produce salam ika mem produce amansia ina robe jube ko mflota namo nga big gable so na budget auto mbe jikiri ñi mol la ko maybe mbe gab ñi faala wala because ikoy ka tro ite la kumo kando ikoy ka kemesa wala dun jallu wolo tro kemesa ite wala fo mbe jikiri ko mbe kodoso la jele kanyin gabo suki ngaje ko 75% of menyande la mansa ya beka lik mbe develop la nyaadil ni wo keta banku la foy sito di drawing board again aliyal fan jube ko te ala yaji walbita silo men ina rafa ko okay ntal kaleno la bari namo den del be sulari wala ba increase la na ko do be bul ya jona ya nati ni ta nola al dugaral mol bula al diamol kana sien ndel la nyanda kumbola no wadi so de kabriano ndel nga na facture soronjang nga mol bondi do ko la jang anin ka namo men jon del la nyanda noise meg la nun ka fako government yemen ke mo la wan feya bula nga ta medial beto bari nga tale in good faith nkoy ko isa wait and see game al nga see nga jube wo wait and see game na me fang inate fanji je ko toñala mobe ka mistake le maybe ñu katam bulu mistake kol al nga see nga li calibrate ko ten nga silo bondi ko ten so ni woketa mamra mo nyana kala diamot nsi men fono gambeno le wala nyinti simento de ni ala sonda price o hani binte la factory don ka wafi no menna kunun anin kunun ko disemle $355 aka wafi wala jang bana ko tawal kamen ke nyin drinul dan tawal ko no mel tambita teng ika fa simendo jaawele simendo da kafule itelle tata ni a santel bulu jang ya sambela bitikol do ya wafi $450 pour ka proof mo le kon kamel faale toñale maaje simendo da kafutal bari ali nyini ngaf alka sanda min fa kafutal ba amam kaf so propaganda jamal le benyun kono ande ka jele ko nyil manyim banko mol bala fa te nyim banko mol e ka même fa wala nyindi ko ite lafta ka do ko ke jaawel bari nsu fundi marché ko no ngabulebul ntel man trak retail market ko no metel nenen de la jaawel stationol to simentol men ka wafije jaawel man budul soto simentol to de la factory price don ka di wala o manejal men bije wolbe do ko le fangol le
staff le be buli kamel jo ani la utilize sol so ne cement do sandel bulu 355 ya wafi at a reasonable price fofen lata je ila kodole woti jawe la budut je bari jing gambia jama din jamal ma nyillong bin sa koyndi andu wo isan serol fanan sa rende gambia mo lako nsa fonole ko wa isita alkana simendo wafije alfundi marché ko no bari gambia le fambi na wullay bi namol attaque la ka foko alla simento bi takan ne sabe futa kam 500 le kadu moy be jelala le ba fa la ko yo say marché be mbulo ko non lolu al increment moy loko local increment moy asitanar jam fo 500 warantel ma ka fu jang baytel ya ka fo 500 fodu ñantale ba wala no retail point sol ntel nga jele ko is a price anko point all leng nin kulo le membe yanka kam bato ika price so city wala bala prakanata so ñi muku kendol ti gambia dingol bari mo jamal bi jang naman ka ñi mo dantangol ti imi tay nin jaawal be do ko la ikanay ka simento sanje ka retail hani bi bo business o kono ibe yiruwa so ko kanje ibe la family lol balindi kanje wol man comprendre bari tel me alon ko itel lafta sen ilaw factory ka mendi la kodoto ndel finance wodi la do fa na raja ngamit no ke ay mu ne fo mole hande laftal na le do ko ke bari ni nga fewo fen sanjal nyanta bonus o di la mol price of na nyanta talala ten ye conditional la mole as if itel let tamu ja oil design kabre o fo en koy ko ni wolende alejin condition jawol men la mole ko albe da do ko kelanteli wolle ni wolen yam futal katu be jang invest la tumo men be jang selete la tumo men atel momo mamma be jang momo la butut man dunje andun gambe nyaabe lori nyim factory la ko ntew compromise la delu wat ci wolof lima don bamtu ci sosé moy ne ja oil company gambia la gambia na ko mom te 100% gambien la bo xamne doomi rew moko bil bem aga fi fo xamne tay dang ko de compter ci compagnie yu gëna mag ci biir West Africa soy compter dang ko ci de bolé aga nañ ci index bobu légui lolu santa yalla la gambia bi la ci wara proud ñepp dañ ci wara bekk ñi ngi commencé oil business bi in 2005 lu ko sosoon mooy ne time boobu soo jógee Kombo doo gis essentiel fenn ci dex bi moom mu nekkoon ci dex bi mu gis loolu mu ne xaaral ma dugg ci business bi ndax ma sampa ay essentiel ci dex bi foofu la commencé di sampa di ñëw ay at bu mu jemee ba ma xam ne léegi macha allah jeexal na ci dex bi am na fa lu doy mu ne xaaral ma dugg Kombo bu mu duggee Kombo nag ñëpp fekk xamuñ ko ñu ne kii mooy kan fan la jógee waaye fekk yàgg na ci business bi. Be mashallah tay is one of the biggest oil marketing company ci dëkk bi fii ci réew mi bu nga xam ne doomi réewoo ko moom oil marketing company su bari yu fi gënoon a màgga foreign base lañ ñi ko moom duñu waa réew bi moo tax dañ leen jaay ay yoon ñuy changé tur rek su turee nii tey mu tuddaat dele ëllëg du yaagaat nga gis mu changé waa tur bu ko dañ ko nekk di jaayante rek waaye Jah Oil moo nekk boo xam ne 100% Gambian owned la te luñ fi am ci dalasi fii laay des du dem fen te luñ fi dee am tamit lu dugg ci suñu account bi ci la ñu jël di dimbale doomi aadama yi ci lañ dee dimbale nit ñi di leen di gasal ay ndox foo xam ne teen lañ dee naane te teen boobu sax da ngaa xëy su dul loolu dafaa wow ñu ronal leen foofu ay boreholes mënuma koo compter it's in the hundreds mënuma koo compter ci village boo dem in rural Gambia ba ci Kombo ji fii sax joxe nañ yooyu pour nit ñi am clean drinking water ñeneen ñi contribute nañ ci seen hospital si am na hospital bu mag bu nekk fii ci réew bi boo xam ne dañ leen dee subvental every month am na lu ñu leen dee jox pour rek ñu mën a yóbbu seen operations Jah Oil Company loxo muñ ci loolu at yeneen yu bëri du ma leen mën a tontu comme du ma leen mën a wax yëpp fii parce que doomi réew su amee daf dee xalaat lan laay defal suma réew beneen réew su amee daf dee xalaat ñaata laay mën a jël fii ci ay millions yóbbu ko suma réew bu gën a ees ñu ngi dugg ci agro business bi
boobu ñaata nit laay employé kenn xamut boobu mooy business bu gën a bees ci business yi tey boobu daal lu si jublu woon mooy ne gis nañ ne maalo adduna mu ngee gën a cher rek nañ dugg ci mbéy bi ñu mun a defar suñ own maalo fii béy ko fii di ko jaayee fii yëf yi yomba businessman yu bëri am nañ alal bi am nañ xaalis bi ñemewoon see dugga parce que agro business ñëpp nangu nañ ne mooy business bu gën a cher ci business yi soo ko bëggee start ba pare risque bi dafa high mun nga si def ay millions of dollars yàlla tere di ko nga am poor harvest wala nga am even pest infestations mu yaaxal li nga ji yëpp nga started from zero moo tax ñu bëri ñemewuñ ko risk factors yi dañ xew waaye moom xoolut loolu mu ne dinaa si dugga dinaa ko financial suma boppa suma nguur gi fekkee ci benn fu ma fekkee maa ngi 5 miles mu bugg a join ak man ñu dem baax na su ma joinul tamit sóoraalewu ma si kenn damaa defal suma boppa pour réew mi loolu mooy local industry loolu la dee jur su amee benn ñaar mu ngi xalaat ñett at ñeneent te ñu ngi am yeneen plan yu dul jeex yoo xam ne ñu ngi ko bëgg a def ci biir réew mi fii ay industries lañ ay factories lañ so that as time goes on Gambia tam dina mën a boost ne ñu ngi produce lii ñu ngi produce lii ñu ngi produce lii ñu ngi export suñ naataango yi naka lañ commencé démba in the 80s and 90s Gambia moo nekkoon seen kaw luñ bëggaan fii lañ ko daan ñëw jël ñu seetoon ñu gisoon bés boobu wala soo leen demee ngeen laajte fii lañ ko daan ñëw amee waaye ñoom tamit fuñ nekk nii tey foofu lañ nekkoon time boobu ñu toog ñu am xalaat ne the only way nu ñuy mën a développer fii rek mooy ñu industrialize country bi mooy na ñu empower citizens si protect leen dimbale leen ñu samp ay industries di fi manufacture di ko export noonu lañ def ba tey ñu àgga fuñ àgga nii tey soo léegi ban doomi réew moo gis beneen doomi réewam di start loolu di bëgg a def loolu tamit pour mën a dem foofu wala raw ko sax yow nga bëgg a taxaw seen kanam ne déedéet du fi am bàyyi leen ñu ñuy def lu ñuy def di sàcc ci naama di yaxanal beneen koom-koom yi beneen réew nga rey sa koom-koom yi réew loolu doomi réew bu baax du ko xelaat moo tax lii is about Gambia du about Jah Oil factory bii nii buñ ko doon install ñu ngi starté woon ci lu tuuti capacité bi demutoon fenn semaine ñu dem mu gis ne daal demande bi mu ngee xaay mu dugal ci loxoom ci poosam jéenee fa ay millions yu takku bill factory bii nii millions of dollars with install capacity at the time mënoon naa ne rama emal ko 25,000 wala 30,000 doy na moo doon gën a cheap waaye mu ngee xelaat ëllëg ne réew mi mu ngee grow xaaral ma def fa install capacité boo xam ne dina uppa téeméeri junne saaku ci bés bi noonu la fa installé tey moo tax soo xoolee su semaine manqué wala crisis amee rek réew mi yëpp including government Jah Oil lañ dee ñëw nok suñ bunta bi ne dugaleen gaaw ngeen dimbale nit ñi parce que semaine not only mu ngee gën a seer waaye dafa manqué te suñ duggee ci marché bi ñaari fan ñetti fan rek marché bi fees tepp loolu exemple am na ci fan yi rek less than 48 hours buñ starté opération fii dafa amoon line ni ay moto fekk lu ñu doon produce was minimal waaye depuis ñaari fan yi rek démba ci ngoon fekk clear nañ moto yëpp dem nañ ñëwaat ñu demoon wàccee ñëwaat ñoo ñëwaat rang ci suba si bu ma doon ñëw fii moto laa fekkoon ci binda bi léegi xam naa yokku na because ñu ngi dem di wàccee di ñëw waaye da ngaa gis ne loolu jox ñu beneen 2 days rek di nga ñëwaat fii di nga gis moto yi ay 40 vehicles ñeneenti fukki moto mu ngi chargé ba fees wala 50 di xaar ay customers parce que marché bi fees na ñun xam nañ marché bi yàgg nañ ci marché bi xam nañ consommation yi réeti marché bi soo ñooñu di wax noonu naan duñ mën a amee marché bi duñ ko mën a gérer ñoom loolu lañ nama ci seen xol waaye du dëgg te bépp doomi Gambie bu fi nekka yéen journaliste yi yéen ay noppi réew mi dama bugg a suñ paree fii tey ma yóbbu leen raaw ngeen seet lépp loo leen fi am ci question laajte leen ko ñu ansal leen ko so that ngeen dem waxal waa réew bi li ngeen fi gis ak li ngeen fi discover ñu xam dëgg bi jéneen ko ci fen bu ñuy naxee nit ñi ñu ne ñun dañ yokk price ciment fan yëpp loolu lañ doon wax waaye ñun ba léegi suñ price ciment 355 la tey at démb ak yëpp
waaye dafa am ñu dee ñëw fii time boobu noonu ba léegi sax xëy na ñu ngi koo def su leen ko jaayee 355 ñëw ko ci seen bitik yi amuñ fa contrôle ñu dem ñu jaay ko fa 450 waaye nag loolu tam naka lañ ko dee saafaralee pour Gambien si soo xoolee suñ jaawale station yëpp ñu ngay jaay semaine waaye ñoom dañ fogoon ne ñun semaine boobu noonu dañoo jaay factory di jaay retail boobu ñun amuñ si butut factory bi amuñ si butut retail boobu managers yu nekk ci biir stations yooyu noonu seen business la 100% dañ koo jënd comme ñëpp jaay ko jël si seen profit waaye tamit comme que ci suñ premises lañ koo jaay am nañ si see pour wax la ne doo ko mën a jaayee fii 500 wala 450 sa profit da nga koo emal because askan bi tamit dañ si am wàlla loolu lu baax la ci réew mi buñ leen ooyoon fii mitin lu ñu waxoon mooy ne da ngeen war a génnee seen loxo yëpp ci retail business bi ngeen bàyyi ñu marché bi waaye buñ seggee loolu seggee man maa njëkk a taxaw ne loolu du mën a am ñii luñ bëgg suñ ko defee waa réew mi ñun la ñoo ñëw bileem si parce que dañoo jënd semaine bi fii yóbbu ko seen bitik yi price ko 500 jaa semaine moo fa nekk Tiger semaine moo fa nekk suñ brand la te fekk ñun leen ko jaayee fii 355 ñu dem jaay ko 500 su boobaa ñëpp bileem ñu ne seen semaine bi dafa cher kon léegi askan bi lan la si am moo tax ñu bañ ko even though amuñ si bu tuut waa gis nga selling points yooyu noonu su fekkee ne price gaal la bu nga xam ne mu ngi tomba ci biir ndox foofu lañ koo yeewee nga xam ne mu steady ñëpp mun see jot du ndox bu ñëw rek mu gandax bu ñëw rek puus ko yóbbu ko fu mu ko yóbbu foofu price anchor points lañ te bés bu ñu defee fii a trial a test ne nañ ko def rek benn 1 month or 2 months ñu téye suñ loxo yëpp ci retail bi yéen journaliste yi seen boppa soo di ngeen ko def seen headlines yi cement has gone to 500 again te fekk du ñun suñ price bi ceeñut fii lii mooy dëgga gis nga ñii di coow nii dëgga la dama dee wax li toujours am na Gambien yu néew yu si nekk wàññi si uppa doole yëpp duñ waa fii ñun xam nañ si lu set am nañ firnde yi moto yi ñuy puugaroon yi sax ne camion yi dañ jënd ay camion pour def liggéey bii nii 75% of them moomuñ ko ay beneen waaye doomi réew ñoo ko moom jox leen ko ñu ko liggéey ñoom ñuy toog ci background bi rek di encaisser rek te leen tam lu si Gambien si nar a xam mooy ne business bi dafa am lu si bëri si rax it's not about business anymore it's a straightforward strategy la to close our Gambian industries man noonu laa ko gisee te am naa si ay reasons naa ko joxe benn man Haidara su ma demee ma jënd ciment fële ñu jox ma suma kayit yëpp ma jàll frontière ñu tampal ma yëpp ma yónnee gis ne léegi semaine bi jënd na fii dugg na Gambia yooyu ñooy firnde bi mooy proof bi ma delluwaat yóbbul leen proof bi ne mu ngi nii dellu na dugal naa seen semaine bi jaay naa ko 15% of li ma spend ci moto boobu dañ ma koo delloo every trip léegi wax leen ma loolu lan la nuroo ci yéen lan la nuroo ci yéen lii mooy dëgg ku ko waxul rek fenn journaliste ngeen laajte leen na duñ dee am ci scheme boobu noonu benn ñaareel bi nga indi time boobu ñu ne $30 lañ naan caaj ci booda bi yomba ba bugg a dee yow ñun laa fay 15% $30 bi tamit nga ne doo ko fay nga indi fukki moto nga fay ñetti moto ñeneenti moto juróom-benni moto bi nga négocier ko romba ñan nga sàcc xaalis boobu noonu du Gambien si la xaalis boobu lañ war a def garab ci suñu lopitaan yi foofu lañ war a fay suñ sécurité si foofu lañ war a def lu bari xañ nga ko réew mi pour kan sa poos ndax réew mi nii la war a demee ñun mënuñoo def loolu amuñ liberté bi sax parce que ñun suñ gaal su taxawee si port bi dafaa ñëw gaal bi daf dee ñëw at manifeste won le gaal bii dee mu ngi enu 30,000 metric tons genre daf koo dugal ci seen système bi te luñ dugal noonu ci seen système bi mun la see code 1 kilo di nga ko fee ba mu jeex tak ay millions mu jógee foofu Gambia Ports Authority bi nga xam ne ñëpp a ngee coow ne port bi daal dañ ko war a defaraat port bi dañ ko war a improve parce que ëmp wut kenn suñ conteneur yëpp ñu ngi wàcce fële di ñëw fii
dañ war a seet naka la ñoo expander port bi waaye fan la ñoo jëlee xaalis bi ñun gaal bu taxaw ci port bi 15 million dollars lañ ca dugal ci kees yi GPA fukk ak juróomi million ci dalasi nañ ko dugal seen kees gaal bu ne soo indee ñaari gaal ci weer bi ba ñetti gaal loolu ñaata la noonu lañ war a xaalis yooyu lañ soxla pour mën a développer seen port bi Gambie yëpp ngeen ñëw ci waaye yow li nga indi ci booda bi sax doo ko fay nu mu waree lu ba doole bi yëpp da nga koo xaakimoo ba pare nga ñëw taxaw fii naan ne ñun ay doomi réew bi lañ ñun tamit dañ am right dañ war a ubbi waaye nag dégluwut boppam bu baax doomi réew mi la bi nga xam ne yaa ngi liggéeyal beneen réew di rey sa réew man noonu laa ko gisee te def leen seen investigations ñu ne ñoom ñoo ko wax de seen làmmeñ ñu ne 6 million dollars lañ dee dugal every day ci booda bi ci lu ñu wax waaye bu ñu demee ci data bi semaine bu dugal ci biir réew mi fii 2023 227 million la te 227,000 metric tons la 2023 jaawel nekkutoon fii bu leen fàtte ñun dañ geddoon marché bi bàyyi leen ko di xool soo xoolee loolu 227,000 metric tons nga xayma ko ci ay saaku nga def ay tati dalasis téeméeri million la ak juróom benn fukka at weccit waaye ñoom soo defee seen soo xoolee seen 6 million bu nga xam ne ñu ne moom lañ def dépense ci booda bi nga times ko by 30 times 12 dina dem almost 400 million léegi wax leen ma ana balance million yële moo tax yéen journalistes yi li ngeen war a def léegi as investigative journalist investigate leen into that data let them show you their import data laajte leen seen tax clearance te maa ngi ñaax government ne lii is a subject of investigation maa ngi reveal a fraud nañ ci seet let them ask for their tax clearance te seen import volume si pour xam luñ dugal fii ci frontière bi suñ fa wanee xayta du ko mën a xam dañoo nax seen boppa nañu may tuuti rek ñu ngi cee liggéey kenn ku nekk sa tur ñaata saaku nga fi dugal nañ la ko mën a wax fu mu ne nii sax am na lu ñu amee ba pare moo tax ma ne nag government laajte seen tax clearance si ñeneen ñi sax xam naa ne amuñ ko sax ndax nii lañ war a defaree suñu réew bi président Adama Barrow the last time bu mu ñëwoon Bayaba ci suñu agri business bi wax na fa ay kàddu yu wér mu ne Gambia rek a ko mën a defar kenn du mën a jógee ci biti liggéey réew bi ku koy yaakaar tamit da nga nax sa boppa depuis time yi tubaab bi first republic second republic ñu ngi doonoo dependence demal ci réew sangam nañu dimbale ñu mën a développer fii demal ci réew sangam nañu dimbale ñu defar fii waaye the fact of the matter is ay bor la rek joxuñ la dara dimbalewuñ la dara te bor yooyu dafa am interest so moo tax mu ne Gambien si ñun rek a mën a développer fii te niñ ko mën a defee rek mooy ñu industrialize country bi bil ay factories ay businesses yu mag yoo xam ne nañ si employ nit ñi Gambia bi tamit économiquement mu grow loolu wax bu ko gën a wér amut te lii mooy yóbbu réew lii laa am pour wax foofu noonu su fekkee ne am nañ anything loo xam ne bàyyi naa ko gannaaw te ngeen bëgg koo laajte I'll be more than happy. ok liñ ma doon laajte fii rek mooy ne pour am na li ma fàtte mooy ne li tax ciment manqué woon fii ci jamono yi ci ay fan why there was a scarcity of cement some days back I will tell you a little bit of it. Jar Oil, as the dominant market force in the Gambia in cement, at some point when this infiltration of cement was rampant, we cut our imports. We cut it by more than half because there is no need to bring your full import and it got stuck with you here, you cannot sell it. So we slashed the import.
Then, when government announced these measures, then we triggered our contacts again. When we triggered the contacts for them to bring maximum supply, just like before, then time was ticking because the vessel has to be loaded, it has to set sail, it has to come to the Gambia. And this is all time. So during that period, we missed the target by a few days, or maybe weeks, maybe 2 weeks or 1.5 weeks, I'm not sure. You understand? But by then, the situation was dire. And the second thing also, most of the rural markets and most of the shops in the Gambia here were dominated by this foreign force. So now we find ourselves in a transitional phase. The transition from where they left us and to put a foothold to where they were occupying. And everybody knows in any transitional phase, there are challenges. But thank God, alhamdulillah, we have moved past the transitional phase. This is why you are seeing what you are seeing behind you. And what we have done also, as a contingency plan, we didn't only conquer that transitional phase, but we put plans in place whereby in a month, we'll be expecting 2 and sometimes 3 vessels. As we are speaking, there are 4 vessels that are already purchased and they are setting sail to this country. The only reason why we space them, because we don't want any vessel to come and meet another vessel offloading. If that what happens, it means we are going to incur what we call demurrage. It's very expensive. Every day that vessel stays in that sea waiting, you're going to pay heavily. So to avoid that, we space them. But the spacings are well calculated. By the will of Allah, inshallah, I think we have passed this stage. Now what we are thinking of is now to tell the entire Gambian population, especially traders, if you are in a region where jar oil was not, due to these people, contact us, come forward. We will service you adequately so that you can supply your area. And I'm using this opportunity to tell every trader, wherever you know we are not reaching there, contact us immediately. Come, our doors are open so that we can service you. We help build the country together. Rather than downgrading the country, trying to economically bomb it to a period where industrialization was history. You see, so this is what I want to put out there. Thanks. Few. You have questions, please. Few questions. Yes. Yes. Mm-hmm. Okay. There's a lot said in different languages. Sometimes you skip one from here and there. What I was saying, and I will repeat again, I will start with the price. Price of cement, as they were insinuating and falsely claiming and falsely publishing in some media houses. Price of cement has not changed a bit. Our factory price here is still $355. We have not changed it. But what was happening is, they will come here. It has happened these few days. All of you could be a witness. They will buy it here for $355, go to their shops and sell it at $450. You can't do anything about it. That's their shop. It's their business. But that shows you how inconsiderate some people could be. The reason why one time they also said, we shouldn't be in the retail business. We are not in the retail business of cement. Yes, we sell cement in our jar oil stations, but it's not a jar oil business. Those station managers are running those businesses squarely and wholly for themselves. They come and buy from us just like anybody else, and then they put a reasonable margin on top of it and sell it. So in a nutshell,
Those retail points, which they are fighting very hard for us to abolish, whenever that happens, the public will come back to us and say, what is happening? Why is price of cement at 500? Because they will get exactly what they wanted. To keep pushing the price up steadily, and JOL cannot do anything about it because JOL is only in the wholesale business. But those retail points, if you want to put it mildly, it's a price anchor point. Why is it a price anchor point? Because we know how much they spend on transport. We know how much they spend on the laborers to offload those spend. And then we know what is a reasonable margin to put on top of that as your profit. And then you sell it at 380 to the public. So that the general public out there also see themselves as benefiting from a local industry. But they hate that. They said that shouldn't happen. These traders on the other side, because we called them here for a meeting. We said, we are going, you people before leaving here are going all the way there, buying cement, bringing it here. And what you are bringing is a low quality because it's 32.5 R. We are producing 42.5 R for the Gambians. Come here, let us work. When we said that, they put some insane conditions on the table to trigger a disagreement. One of the conditions, yes, we can do that, but it means every 1,000 bags we buy, you have to give us a bonus, number one. Number two, the price you are selling, 355, you have to reduce it. Along others. And again, all these anchor points where Gambians are benefiting from by having affordable cement, close them. I was smiling at them when they were talking. The reason why I was laughing was I said to myself, I don't think these people are listening to themselves. One, you don't own the business. We own the business. We invested our millions in it. We have staff to pay. We have obligations to government, tax-wise, to pay. And now you are here conditioning us how we run the business. We said no problem. The only concession we gave them was we reduced the price. It was at 360. We knock out $5 for them, just to encourage them. But with all that, they decided to go across the border. And do you know the reason? I said it here. Because they've been incentivized to keep this going to a point whereby if they choke these factories to death, they can 100% invade this market and take it. This is why they were incentivizing them by giving them vehicles. These trucks they are claiming to own, they don't own them. Some Gambians own some trucks. Yes, I agree. But 70% of them or more are owned by Senegalese with Gambian number plates. Because in there, when your vehicle has certain age, you cannot register it there. So they come and register it here and dedicate it to the cement business. They are sitting at the background just cashing out to the detriment of who? We, Gambia. So this is the problem. Go ahead. Yes. Mm-hmm. 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 Very good. Mm-hmm. Go ahead, go ahead. Thank you very much. Ilaw nyi ninkaro diara nya bage because nyi nata point lale. Iko number one. Iko mbuka cement da. Very good, very good. Nanga o koinal mabi Gambia be yalo mo be nyaben nale. Ka cement da nyi Gambia banko kan jang.
amanke kon danola de sa kenola. In fact, nintel lafta sign. It will take us just few months to do that. Because all the components to create that factory are baby jan. One component will mister, will the grinding plant. You connect to this and you have 100%. You produce. But this is not to the benefit of Gambia. I will tell you guys today. There is no raw material me along ko cemento da dala. Abe inka soto Gambia jam. Ati jam. Raw material honey killing. Manstara Gambia banko kam follow. Maybe some as discover. Make a cemento da. Number 1 kodi. So woye me yitandi wala nyintiko. Ni ko be cemento da dala jam. Wo raw material be iba import la nen. Ya bula kulumbal kono. Ye fredo jo ko kanyi cemento la fredo jo nyame. Yana ye tarajang. Ni ye tarajang ye sambe la factory do. Problem fulan jamo mina men la je wala nyindi. Ibina energy cost fana men inkola. Gambia be sondal ko. We have the most expensive energy. Ibina men inkola pour ka process pour ka reback again. It's going to be huge. Until nga feasibility studies kele. Kabri nga be calculate nga price or tag on the bag of cement. It went very high. Gambians don't want that. Factory bi yanka cement do bari cement do felen da be 500 or 450. And that that's not a good name. Omang Gambia def benefit. Kabri nga calculation okay nga self. Okay, let's look at having the other component. Wala nyinti. Bring the bulk. Yari back in mass production. Now calculation okay, nga take on the price of the bag. Way more cheaper. Okay, very good. So which is beneficial to the Gambia? Gamra Gambia no be laf la nyine la. Dina wodoti. Employment wise, wodobe men employ la. And nga men employ B is almost the same. Difference to J. Because factory lem. Ngaje ka factory fana ka factory ta Gambia. Karambali alem. Those who went to school, everybody here, I think they always want me to define factory for them. Factory is simply just a mechanized process of either manufacturing something, assembling it, or packaging it in mass, whereby machine le caron. That's a factory. But you know, if you are just looking at the myopic definition, the short-sighted definition of what is a factory, you're going to do like manufacturing. Yes, that's also one type of a factory. So this is the problem. What is it? Cement don't need to manufacture like and it's easy for us today than before because we have all the components necessary. One component we get 100%. But it's not feasible, it's not going to benefit the Gambia, my brother. At the end, you will end up working for NAWEC. Yetale la mol bay la karwo kari because salary mu problem oti ndel taw kala. What is feasible, what is doable, we do that. That's business sense. Don't follow your ego to build something that is not economical. Maybe I forgot what? Ya lon tax. Wo fana mu karambali alt. Idal kamenjo. In those days, because Canada make ETLS letter. You know what is ETLS? It's the ECOWAS Trade Liberalization Scheme, whereby ECOWAS members agree. Any ECOWAS member, we should open our markets to each other. With that is a waiver. You go to that country, you don't pay duties. Okay? Duties. Remember the word duties. What they are paying is not a duty. It's a VAT, value added tax. In other words, maybe mild sales tax. Jamwe, wole ka jo. It will be a tax jo. What they were paying is VAT. As a factory, government mafala Gambia be to encourage Gambians to invest in industries. Government has a policy, and Gambia don't. Senegal has it. In fact, Senegal has a very elaborate one, and all other countries. You come as an investor, you want to invest here a factory, whereby they know you will employ people.
And the income you're going to be generating is going to impact people. And also, if men dun la mansala keso do, abe siala in VAT. You government sol biaju be kamenke, they give you what they call an SIC, Special Investment Certificate. Ika foiko for 5 years or for 10 years sometimes. We'll give you a waiver. All you pay is your VAT, pay your other dues to government and everything. But when it comes to duties for your products, mba waive la nga break deal because your massive investment neke. Gambia is not the only country that does that. All other countries are doing. Most countries are doing, including Senegal. So nitel ka jele code. Tell them it's easy. Gambia no lemuiti. Let them go and apply for the survey and come and build industry. So then tell domal nimbaringol nimbaringol. Ya do could also no. Nobody stopping them. So this is it. I think I've answered that question. They were not paying tax. They were paying VAT. Just like us, we pay VAT. Nimmo be silo nyinna yalla nimmo which ndel be ngalon ne nimmo be tunena batema hana jambo jaka mudal amira ko le ba chef la so nimmo be silo fana nyinna akadula bele nyina be hol sod la dame nay dame ma ko concret ko le bo akadula do le jube so ndenga ko ngol je wonyale kuma sodori ngol tem ila question o ko cimento daka lafa sama kono nanga domandin fale wodo cimento la dala fa te jawel bulu abe wol market price le bulu kondel fanan ka ta dulal and wol katama price o menna standard le so barintel at least alhamdulillah gambia jang jama nim price o selata commodity o commodity pour ya jaay ji is a problem jam price o buka ji de bari ja oil don ne kay ji jang ndel la cimento price ka selen ka jindi na sel dan ning chance dan ka jindi na sel dan ning chance dan ka jindi ngaw demonstrate janne several times cement total no janne over 500 about 550 at some point what mo matara marché ko no biri na nga samba min tole for the first hit 2 days doron nga samba 400 nendirol start de côté ya jele na tale be marché o tiñal nge test côté munela ntata few days koten nga jindi koten below 400 ntata koten nga jindi for the third time anu ñu jindirol be itel ka jindi let ita fala ka jindi bari wato me alon koy bije kabri man sakunda ko ani banko mol ba fele ko munana la semaine dol da certa excuse moi le foy sefale da selda fuelo da seldale nka samme na wala certa nta jindi no la ngoy ko no problem bi nata yalon mo ni kate hakilo ron ibuka mone okay, let's test these people. Nga jindi over $100 immediately ya jindi. Sefa la fo sefa jidal wodo. Isanso da jidal. Yala manji. Itawdale kodi. Nga jindi ko tem for the third time ya jindi. This was a test. To expose them to the entire nation. All the excuses they give is all fake and false. Ñinem problem wot. Simentola da selona la da jio. Yes, 50% is on us because the legend that is ningaji kong $10 si kanyan del malenga foga kanyan del nganyundo bulaita. But the other 50% depends on the world market price. Cemento can fluctuate. Like a shell lagaji. But the good thing is ja oil whenever ajiran kajindil. So that's the fact. Sorry, now can we... Yes, Gaji go. Uh-huh. Yeah. Good question. Very good question. Oh my goodness. I will share government must stop. Government must stop. Government never stopped the ETLS. Do you know why they cannot get the ETLS?
ibet safaro la banku ni banku tema inyanda kan namo le jo foto nyande so ninda sita sign ko ila tax clearance so nati as a requirement pour nge clear because mbe clear kan drum buka long fe kan namo jole. Is that an unfair request? For mu fendi me alon ka manya na nyininkala. Bring your simple tax clearance, let me see. Ika me enjoy la o moto dolto. Fo man saba fanje ka nyindole. Imurta koma. Okay? Yalo nga fa jama me baake ko. Every industry ni I fengeta that is what they call SIC. Special Investment Certificate. Until Doronte. All the industries, factories, remember yalo factory they all benefit from it. But that does not stop you from paying your dues to government in the form of VAT until ka jole fully. Yen nañu Senegal taje is for two reasons. One main reason for Safono. Yalo sidal jam media household be ko there is a trade barrier, Gambia trade ban between Gambia and Senegal. Because Cemento cannot do it because they made it very impossible. Yola faja. First da fan kam nim Senegal ko taki ka fo ko nyimbe problem na da Gambia ni Senegal tema. Min banya no kala nyim bankol mu kilinet. Yes, bankol mu kilimolti. Na hadama ni yal be mu kilimolti. But these are separate sovereign nation. Let them understand that. And as a good citizen, you don't utter certain things to bring problems or misunderstanding between your country and another country. Citizen can do okay. Because ni masibo nara, you might be able to run with your two legs. But you have friends and families. But in fact, friends and families. Some of them, yes. Most of them don't. So they wouldn't care. You know, and one of them will be affected. But then they said that. We said, let's roll our tanks there to demonstrate to the entire Senegalese community and to the Gambians, Kafogo, there is no trade barrier. What government has asked them to do, if they do it, those trucks will be out of there. They scoop hundreds of millions. For once, pay this, you said you are not going to pay. You think you can squeeze, condition, and blackmail to get your wishes. Nobody runs a country like that. This ETLS, Gambia is not the only signatory to it. Let us all know this. That country signed to it. Now tell me this. Bottled water is our God gift. Natural resource to jam follow. Maybe some up jamabe fundilal. Ala okay. But men funda mole bi wolen jioti. Jio me alon ko dunia be ya recommend nako. Is one of the best. Ni okay kabol kono. Nko alngam fanjije. Marché baabe wolto. Eko wasleng. Mbele nga ETL sign. Alnga tanga wafije ikate dunna. Like I said, we are not mandated to pay certain taxes. When it comes to that border tax thing, I am not privy to that information today because Mantara in that section. But I can tell you, as a factory, there are certain waivers, not only JA, all the factories. Salam, Gazem, and all this. And even other industries, they are producing something. They have that certificate to give them a reprieve and encourage others to join. Incentive for them. Senegal was there and is still there. This is why they have a lot of industries. To tell the investor, come, bring your implements, invest. They're satisfied with that. Because in Yabe Lori Munekang, ibe employment create la. Wo VAT nyin, niye mo market soto, ibe jamale dun la mansay. And other benefits and foreign exchange fanang isa anno. Unfortunately, we cannot earn foreign exchange because we cannot even export our water. Fo nyanda tala wonya. Al nga tonya fo nyoy my friend. Thank you very much. Yeah, I understand some of your stuff. So Yes. Minutes, sometimes. So this is the plan. So 4 vehicles, when you go, I will show you here. Maybe you can go that way so that you can see the loading process on top there.
Passé na body. This is precisely what we do here. And this thing can go 24 hours a day. Del bulu. Bari ala del fo machine jele. Ani factory o angale kawleng. Tuba wole a faram fanse nya wole nyindi ko. Nie bon so me alon ko machine le ka do ko kije. Pour que fem produce me alon ko avec la symbole ti me alon ko. Ning hada ma dingol lafta produce yalo hada mo ko kilin neke. Bara nyin ka mass produce le. Anu machine le ka tamaje. Wolem factory wala simple definition oti. Anum process lem. Is either ba bakan, whether ba grind kan, whether ba whatever. But as far as machine le involved pour que capacity ba produce dorong, bomu factory le. Latin word len dorong factorium le. You know. So that's it. Surwa kan word luma bu wona wax moy ne ñi ci suñ plan bi tay pour mëna won askan bi yépp luñ fi def. Ñu ne amuñ factory. Mo dama égalem pour ñu xol machine yi nu ñuy liggéey. Factory laki angale la. Waaye ku déggul angale xamuloo angale doo ko mën a expliquer mu understand moom lu mu xalaatam lu mu ko jox rek mooy factory mooy fooy defaree waaye foo xam ne dañ si def ay machines yoo xam ne ñooy liggéey pour produce dara mu saxan nga xam ne du ay nit a koy def di ko def benn par benn rek factory la fekk ay machine a koy doxal rek ma factory la te fii gis ngeen machine yaa ngi nii bels yaa ngi nii ñeneenti bel lañ fi am ñeneenti moto ñoo dee load yaa ngi dégg lii mooy Jah Oil Tiger Cement plant bi so lu ñuy wax ne pour ñu def fi a grinding plant xalaat nañ ko study nañ ko fu mu ne ni da ngaa jënd suñu bëggee def loolu component bii léegi jënd na benn component rek lañ am pour jënda attaque ko si muy grind ñuy defar cement fii 100% why it's not profitable ma wax ko tey ni ñu xam ko profit néew si soo ko defee askan bi ci seen boppa duñ ko like parce que ciment bi dafa cher mooy dëgg parce que amuñ fi raw material si lu dee defar ciment amuñ fi benn ci biir Gambia bi fii dañ war a indi yëpp bitim réew te loolu nag soo ko calculé yëpp du baax ci askan bi moo tax ñun dugguñ ci nekkul ne mënuñ ko de mën nañ ko bu baax waaye bëgguñ see dugga parce que dafay gaañ askan bi laati jang nga 3 shifts le soto jang morning afternoon night nga wala soto jang 3 shifts a day in a month it depends before when we don't kabri mañi Senegal loolu lañu infiltration soto it's 2 vessels soto no in a month minimum sometimes 3 vessels bari kabri ñil na ray mol invade economically vessel kilimo fam pour ka bang aka tambi karola aka rafu karfula. Do you know the capacity of one vessel? It depends. You can have up to 50,000 metric ton vessel, bari ate dunno la Gambia. Because na poro, eda daro le need. So nka mennati no mensi dunno na poro. Wala 35,000, 30,000 katawe do one. Wala sinano jam. Because poro si wala antandele, wala begana chip la mole fam. Because nka vessel men luas, akake 50,000 metric ton vessel. Bari sa bay le vessel luas 50,000 metric tons, bari si 30,000 drone dundi noje yanati. Yalo mo perte mal. So poro la darar balayale ngoti. Wala na startate nyami masakunda e mol empower nyami poro fanam be benefice jela je maybe wobe mako la pour polo improve. So one vessel sa Gambia ko ba? Let me tell you. 400,000 bags. Nia push marketo kono in 2-3 days. Aka marketo fandil. Ngalon. We are not speaking just like that. Ngalon. Gondel ñina mo na do ko 400,000 bags to ka ben so fandile. So while all the other days ikata le normal speed. But in the high speed for 400 pump marché ko no dron. Afele marché on ñimbe yakale. Hak. But this time maybe it will go above that a little bit because nañi maralam kol niare datije maybe another 150 lano kale pour que marché kale kak because consumption be rural bajanne urban Gambia Greater Banjul area rural Gambia la consumption man sia ha thank you very much
structures with it. May God help us. But in the future, I don't know. I don't know. So our quality is 42.5R, and we have never changed quality. No matter what the situation, we have never changed quality. Yeah. It's been adjusting. I think so. Yeah, I think it's fine. You said all this. So that's it. So if you are okay here, we can fall back. Go get some water to drink. Something to drink. Thank you very much. Comme nous ko waxee rek, it's a very unique opportunity. Mr. Jah wants to also interact. Why not? One thing, right? Let us all understand that we are here for a business interview. So let's focus on what the matter we have on the table. Solely business. And anything that has to go out of that, definitely I'll have no choice without interrupt and ask him not to answer. And I think we are all mature. Xam nañ lu ñu fi indi. Ñun ñëpp xam nañ dan moo ñu fi teg. Nañ try rek ñu focus on that. Most of the things yoo xam ne tamit, we've already delved on them. I think it's going to be a repetition. But if you have something special but around the same thing, you can ask him. I think he is ready to interact. For one learn mom tamit ne, he's not shying away or just running away from anything. He wants to interact. Buga na wax ak ñëpp. Buga na waxtaan ak ñëpp to satisfy everybody. So Mr. Jaffa bi jang is a singular opportunity. Right now, I found that kana kacha kono. Bari nga kacha nga a center around me along ko wala in sija. Nga a center me along ko wala business oti. Ani me along ko wala kacha di membe tableau tan. Nga fan limit wala. And anything else out of that, maybe he left a Wolonda. You can book a different appointment. It is now discussed separately. But let us all focus on the main core of the thing. He's ready to answer. He's ready to see. Niarangam fe wol men discuss leng. Jamal bi ngi fole foga bang. Man need pour kata repeat wala kote. But anything sort of out of that me alon ko ilafta le pour kala idea moije for investment wise leng for munem wang and in other things. There is one other thing for Nina Ramemfola in the press conference as Saturday. I will say it here. Wole nyinti ngatulo diwlino soto le banko kan sign me alon ko nganati ba wafi kam because bi diwlino la wholesale BBB la ngamra 1800 le nitra bidi gold pour wholesale retail kata 1900 sontel ko mbad nga diwlino la bari bannabi na kan so mba wafi la wholesale at 1500 and retail nita na ga jawel station to ibe retail so la 1550 wala wuli kilin kebel lulu ani tan lulu te so ngamra o fana mu feneti me alon ko del fana aussi kenna contribution oti pour nyimba namen kana how many liters 20 liters 20 liters so wo mun na contribution le nyina daka wole fojana as an announcement but at least bari mobe bi janne I can just seize the opportunity. He's coming. Atata fenne chika nang asi because after the nabe fo fem follow right proof holande so atata kaydo do le kamana just to show. And it's important as well to ask technical questions in regards to the 32 and the 42.5R. Because there's a massive misconception in regards to cement because these are technical issues. And, you can bring that forward. Eventually, we'll definitely delve into it. The difference between 42, 32, 52, because cement have different grades. I think it's important and for you guys to bring that up. Whether you can elaborate on it. What? The cement the Senegalese are selling to the Gambia. They said it's only imported to the Gambia and one country. They don't consume that cement in Senegal. How do you know? Can you say something like that? Well, I know on their bags, you can see that it's clearly marked for export. Hello, Mr. Geringia. Yes, for export only. So that shows, those bags you are seeing on the trucks here are not for Senegalese market. Can I use it for Senegal? It's not for Senegalese market, no. Dealing Diwlin bi lima doon wax faté won nako wax ci suñ conference bi. Waaye mo wax ko rek rombul comme ko ñepp am fi.
te xam nga ñu ngi ci food retail business bi tamit so dañ gisoon ne Tabaski baa ngee ñëw te gis nañ ne léegi tey diwlin soo bëggee wholesale price bi 20 litre bi mu ngee dem ba $1,800 mooy 20 litre bi waa ñun indi nañ ñu ngi jaay wholesale bi 1,500 mooy junne juróomi téeméer den soo bëggee retail bi tamit boobu ñu ngi koo jaay 1,550 junne juróomi téeméer ak juróom fukka loolu nag suñ contribution la pour won askan bi de ñun tamit lii mooy suñ mën a contribuer li lañ mën a def ci Tabaski bi pour mën a parce que Tabaski bi suñ ñëw ñëpp a dee bëgg a diwlin te diwlin bi is just not any other diwlin comme yu dee neloo fii nii su lifin it's a very good oil CP8 la sax it's not even CP10 CP8 ñu xam diwlin xam nañ ñoom mooy bu gën a is the most refined one waaw thank you So bismillah. haala jolfe yimɓe fof nana so haali pule ke yimɓe seeɗa nanata kono so haali jolfe yimɓe fof nanante fi sampoon 180,000 metric tons so loolu ñu si jublu woon mooy ne ñu mun a indi lii dunda boo xam ne nañ ko mun a jox askan bi mu xaw a yomba ci ñëw loolu mooy woon suñ jubluwaay so léegi bu ñu paree moom mu tukki dem pour uti ji marchandise yooyu waaye mu gis ne from one country to another daf doon travel from one place to another bu mu demee mu gis ne maaloo léegi ci àddina bi nekkut ne rek sax dafa seer ci réew yooyu ko doon supply waaye pour am ko sax dafa xaw a jafe because ñu ngi def ay embargoes par exemple lañ laa wax ne ok léegi dañ baan export parce que seen réew yi ñu ngi ko soxla soo bu mu nekkee foofu foog naa ci la ma ko xool ne ma ne man lii foog naa li ma si gisee daal maaloo dafa jafe foog naa di best thing is ñu dellu ñu béy parce que lu ñii am yëpp ñun am nañ ko mun nañoo mel comme ñii waa at force bu ma ko woowee ma foog ne rek it's a very wonderful idea but duñ si jublu dañu toogaat di following day mu ne ma I think nga dem nga seet fu ñu mun a amee laan ñu start béy because lii du mun a dem ko ne baax na ma start di make little contacts waaye fekk moom dañ def na contacts dafa ñëw on a Friday Saturday rek mu daw ci àll bi teg baagam bi on Friday Saturday mu dugg ci àll bi dem baaya ba wax ak waa village bi ñu jox ko laan immediately mu déploy machine si ñu door di clear ma ne lii de kon lu serious la that is ñu noonu lañ déploy suñu assets si ñu door di clear comme ni ma la waxee foofu noonu at least am nañ fa 1,500 hectares boo xam ne moom la ñu alloqué waaye ñu luñ target nationally mooy 15,000 hectares parce que foofu lañ believe ne loolu soo ko industrialisé nga produce ci di nga mën a daj réew bi yëpp te dina mën a satisfy réew bi very well so lu mooy suñ national target so dañ ko mën a amee rek mooy xam nga fii am nañ fa 1,500 dinañ dem feneen tamit suñu fa amee 2,000 ñu jël suñu amee feneen 5,000 ñu jël suñu amee feneen 10,000 ñu jël bañ mutal suñ target then dafaa nekk a cluster of farms yoo xam ne yooyu la ñoo am across the country in every region so lii mooy jubluwaay bi it's just to make sure that we are food secure dunda bi ñu ngi koo béy fii ñu ngi koo amee fii di ko lekkee fii at least mu dimbale réew mi loolu mooy si jubal Mandinga waa dañuy tontu si wala comme ñëpp déggal Bring it in Mandinga. Omar will break it down in Wolof. It's amazing, why? Or men and they know exactly secret demand. I don't know whether I spoke to you. No. Okay. Wow, So I will not let them. dama ko tontu si wala dégg na no comme laaj lu mu laajte noonu pour affaire risque bu si nekk noonu
société life ci boppam dafa risqué ka life ci boppam dafa risqué amuloo dara li nga dugal kay duguloo si risque sax waaye dañu dugal ko dañu kiite ne mais bi suñ ko defee dinaa dem parce que waaye ñu dugal ci kay. How are you prepared if it risks, investment in Congo? Like, how is he prepared to risk? Gis nga question bi man suma ba laajte naa ko dañ ko ne agri business bi dafa seer moo tax businessmen yu am xaalis te mënu see dugal dañ see bañ a dugal parce que dafa uncomfortable dafa unpredictable waaye lu mu la tontu fii loolu la dee tontu ñëpp mooy ne life ci boppam is risk. You cannot live this life without taking risk. lii mooy tontu simple as that. So understand xam na waaye fu mu ko dee base rek mooy ne life in general is all risk. And if you want to live, you have to go through risk. So this is it. That's the simple answer to that. Okay, man mo bëgg na laajte rek mooy suñu déggee Jawel dañ dee foog ne comme borom Jawel dafa nekk like Gambia mu loolu lañu comme mag la kilifa la boo xam ne dafa war a màgget so many Gambians suñ ko gisee ne is a young man dañ dee wane ne naka la fayee ba mu build up a company of this magnitude ci at yi nga xam ne moom la toll loolu daf di xaw a jaaxal nit ñi so bëgg nañoo xam nu mu dem ba build company bu mel nii. xam nga soo nekkee jullit woowu loolu woo warul laa jaaxal kay su nekkee da nga gëm yàlla kay loolu doomu aadama mun ngaa mag yàlla su la waxu da nga am doo mun a mun ngaa nekk xale bu nag lii affaire yàlla nekkul affaire am na ñu ma gën a liggéey sax mënuñoo dem lii affaire yàlla la kenn mënut a wax ne mag la wala xale yàlla lu mu bëgg a def rek loolu la muy def. waaw ñun ñu ngi starté si lu may la ñu starté kay dañu fekk suñu papa mu ñoom mu ngi si business bi Farafenni ñu ngi jaay bool yi ak paan yi ak si way business boobu la moom lañ fekk suñu papa yi ñuy def ñoom tamit dañ doon dem si lu may ba ñun tamit 1993 ñun tamit lan ñu beraat ñun tamit ñu dem trial suñu bopp tamit bariwul dëkk bu nekk si Gambie bi fu ñu fanaanut kay dañ dee wóor ci lu may dañ dee wóor si àll bi di jaay di fanaan di dëkka kay fekk nañ suñu papa mu ngi amee waaye seetuñ loolu kay te ñu gëm ne da nga war a tayal sa bopp kay nga yaa moom moo gën sa papa moom kay kenn ku ne sa wërsëg nga war a jël ba doo mën a jël wërsëg keneen ki kay loolu moo ñu dugal si affaire bi kay. Besides that, during the press conference, you discussed about having. No, Bahana, You were talking about the fact that sometimes those who buy cement from Java, they will go and of course sell it at a higher price compared to the stores that you have in your business. Because it seems with stores you have a connection with them. Also, you have a connection with them and you can monitor them. So I was just asking because all what you said and what Mr. Jas said goes down to the fact that you want to help the Gambians. And this is why you mentioned of course about the issue with oil. That you want to sell it at 1,000. You are selling it at 1,005. Oil right now is 1,008. And in some places it's more than that. But wanting to do that is one thing, but also having to coordinate is another thing. So how do you coordinate? loolu nekkul bi big issue ka ñoom xam ne dinañ contrôle price bi ba price bi du yéeg soo bëggee jaay wholesale di nga jaay wholesale waaye da ngaa limite wholesale bi ka if not lay dinañ jël yëpp after ñu yeggalaat price bi tamit ka dañuy limite you control like soo jaay retail bi water passé 1,550 ba balaa julli bi di jeex ka cause problème bi yëpp right now ba si julli bi after julli bi rek affaire bi dafa demaat normal ka waaye fii ak julli bi lañ dee nekk di égal prices yi. So selling oil, is it accessible throughout the country? Yes, dañuy wàcc any Jawel station kay de provide kay. All right, I have another question.
mean, currently, Yaros is involved, let me say this, Yaros is involved in cement business, oil, agri, so what do you expect? What do Gambian expect? Well, like I said, waaw lu ka lang yi nga di wax ñooy déggu ñu ngi waaw li ma doon wax mooy ñu déglu 90% mooy li nga laajte baax na because because yaa ngi wax ne gis nga ne suñ compagnie bi dafa jublu pour mun a yombal life nit ñi moo tax soo xoolee lu nit ñi di jaay dalasi nañu nit ñi def claniba te loolu noonu tamit dëgg la ñun yàlla moo ñu si équipe yi rek pour contribuer suñ quota waaye nga ne loolu tamit am na downside indil nañu a lot of enemies moo tax it they market crashes dañ dee spoil market bi loolu tax na ba nga xam ne lu nekk teg nañ ko suñ der even essence bi ngay dégg ni nii wax ne si essence yu baaxul loolu moo ñu ko indi parce que dañu dem ci suñ pétrole station ñu wàññi fa essence ne bañuñ ne yéen a ngi koo jaayee $50 wàññuñ de 48 la ñoo jaayee buñ desee loolu ñu gis ne Gambien si ñu nga xam ne ñu ngi benefit from it ñu ngi dem ci suñu station si neexut ñu bari te luñ mën a def rek mooy duñ ñu mën a def dara legally nothing waaye li nga mën a def rek nga jël sa làmmeñ ne soo gisee ñu yomba seen essence bi baax loolu indi lañu problème boobu waaye nag yàlla rek a ñu taxaw because depuis bu ñu dooree def smear campagne boobu yàqut ñu dara daf ñu yokk rek parce que yàlla moo dee jooj te moo xam dëgg ak fen moom rek te soo tegee fen ci kaw nit moom moo la raxas ba nga set yaa ngi dégg loolu indi na benn léegi yaa ngi wax ne suñ future plans am nañ a lot of future plans to be honest ñun dañ bëgg a industrialize Gambia not only ci cement industry bu ñu nekk nii tey waaye ak agriculture bi waaye bëgg nañoo dem ci food production bi for example am na commodity su bëri ñu ngi ko import biir Gambia tey there are concrete plants yoo xam ne ñu ngi ko amee démba rek maa doon liggéey ci file boobu noonu démba rek lu mu nekkee dimanche sax maa doon liggéey ci file boobu noonu pour mun koo complete pour mun koo pousse proposal bi to government am nañ 5 factories yoo xam ne ñu ngi leen aymaak yi nga xam ne we are trying to look for a complex boo xam ne 5 yi foofu lañ la na benn big industrial zone la xam ne 5 factories sa faa nekk te 5 factories yëpp dafa am lu ñuy liggéey loolu noonu soo gisee ñu jublu si at least dinañ employ youth dëgg la ba pare tamit suñ dooree di export products yooyu noonu dinañu indil at least foreign currency ci dëkk bi dina boost suñu économie bi dañuy dégg so lii ay plans la yoo xam ne is very hot on our table right now am nañ sketches draw nañ plan bi ñu ngi negotiate for a space at the same time tamit ñu ngi wax ak even companies yoo xam ne ñoo dee produce machines yooyu noonu pour capacity yi ñu soxla ak naka lañ ko buggee so we have 5 products yoo xam ne ñu ngi ko aymaak pour def ko ci Gambia bi fii yooyu noonu loolu noonu dañ ko bàyyi moom te suñ ko unveilé waaye I can assure you ne am nañ 5 yoo xam ne ñu ngi leen bugg a def fii as soon as possible well ka simen fono woro doron wala ñinti ECOWAS mbeden dawol la ba ya fo ñame andum Gambia doron manke ECOWAS members sol siatale including yebanko men to andum niaji be kolya kol be jamal be soto kan safaro la karola Gambia unfortunately until bunda kilina bunda kilimo mu bala silolete na bodo wala bundati je foy dum bungo dole ko na funti bunda so way kolya ku jamal natina but ne ajibe ni ECOWAS lañu ETLS is a hoax government na ñonene o bijele ñaran ko ñonene o bijele be si dañu table kilimo le kam be agrita ko al nga na marché ol yele ngaki kilimoti momo e sinano janne wafiro ki te fana siporo janne na yaay wafiro Gambia ya ta yele mo be kaduna ba nin Gambia hanala jiyo me alon ko is the cheapest commodity anu ala endel so wala ningo al nga samadu la kari nga wafi ko nyego hani ita fulanya hani
bari isi conditional la je te fon yalo no ko ñi mu tongolete ñaje ñim conditional la wala ñi de pour kanal bonje because ni dun tajenta wa fi wala anyon jamal le be sotore hani ka bojandol do fon kata banku doto isi conditional fana leje so that yo banko fana bule itel fana jeta so ñum ko le ko le be kere ñaje ndeka diam Gambia le demo Gambia dingol te ana me very proud Gambian so ndeka lafle Gambia fana ya fanje bari alhamdulillah you know masakunda be lori nga simflo la le sain kaje ko the Gambia industry sul for support ye law ye expand wala be ñim banko sambala andu ye la hi doni femo be dilo ko whatever support industry Gambian industries ba ni la ibadile la pour ye expand no so wala be caring andu be kentro sambala masakunda kan ko ye simfa men da wala simfa de men be ñim banko develop wodro ni man sa ko gasa kente pour que ban mi ke ka ni ko ima ko kana sbi ko ke ba wa ko kana ni ba sans ko ke ko kana ni ba pas simple ka munam Senegal ko kana masa mulai opportunity ni ja wala nan ko 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 man ban ko ko so ko ni agala ka ka ni ala halu si pa be ya ni ran ni ro na ba ko si ko di business ko ko asa min ke no kay ban ko so plano yalo ñim banko nga ñim fonkon ñim banko la supply o man ta blat ni nga ñim foye nga lonne ndel be ñim do ko le kon janne tili saba production o 24 hours ikani marché o fandile tep tili saba do nin nani ñaw la daga wala mu ale si office ko no bido al ka customer sol ba wala nam koy ko tili fula di mo lay defo ina la jampote ni bina national na ibe moto tan nani moto tandu lu jela lori be charger e lori munela e ka client ole ba wala marché o fat so capacity kuti jam no ya yo ba ni nga ko masa ko dai palo ti ja wala ko la pin ya on sa ko la factory so ade no bi ita capacity ita me no e mo supply no ko la so wala asa bu nga ni ka ro ke ka tan ni ko abani la ko ko no ka ni ko ka ba ko ti supply ke lima wa ne lai ko ma no masa kunda johot jawel priority johot gasem priority johot salam priority dafa ja priority pour dekabe johot ñun any priority ke ko dañ gis na ne lu mën a yóbbu dëkk bi kanam dañu war a invest ci dëkk bi ñu jël nit yi ñuy liggéey ñun am nañ right def di same like ñeneen ñi lu ñu dee def moo gën a yomba ñu nekk ci business bi yëpp ñun ñoo leen di jiitu ci business bi ñu coow tey ne ñun ñoo leen jiitu ci business bi foofu ñun since 95 ñu ngi dem Sénégal ñu ngi dem jëli ciment moom Sénégal time boobu benn factory moo nekkoon foofu Sococim di nga def 2 months pour nga load bi benn moto taxut Sénégal ñu ngi maintain benn factory boobu alawuñ keneen pour mu dem mu jëli feneen kay di nga def 2 months ñun man dem naa 2 months dama di nekk Sococim foofu kay ñu ngi rang pour ñu load benn moto da nga gis ay thousand moto ñu nekk sa kanam kay ba ñoom duñ daan mën a luñ dee produce du mën a doy dañ dee order finish product nga dem ci port bi ñu eb la foofu direct nga mën a ñëw Gambia ga government lu mu def defuñu pour jaawe defuñu dañ def pour dëkk bi mu dem kanam gis nga léegi buñ defee loolu ñaata factories moo nekk Sénégal amaan nañ seen boppa affaire bi dafa am métti mu neex waaye suñ buggee mu neex rek at the end dafa métti kay like dañu war a mit demande bi tey non texa dafa am ci bis always waaye da nga am texa ba nga solve problème bi kay waaye nga bugga lu yomba at the end moom da nga mujj ci problème kay soo gisee ñun tamit ñu def comme like luñ def ne tam ñun dañ doon def li sem ñoom luñ daan def dañ gis naa ne boobu soo demee Sénégal nga jënda truck nga ñëw kan mooy njëriñoo ci truck bi driver bi ak borom ciment bi finish du am any value ci dëkk bi wala yaa ngi yokk dara ci dëkk bi loolu moo tax ñun ñu xalaat ne ñu ne léegi nañ try ñu change ñu def lii di nga liggéey di nga mën a am moo ñi nga jël pour ñu liggéey mu njëriñ dëkk bi
ngay ndànk ba ëllëg mun naa tamit nga def lu ëppali yeneen dëkk yëpp nii lañ commencé kay foog ñu commencé daal duñ mun a nekk always di depend ci jële thing outside on nañ try ñun tamit ñu mun a defal suñu boppa affaire maalo bi tamit di sem la ñu ngi samp ñetti warehouse in Bon Road ñu try ñu dem ñu wóor ñu gis ne affaire bi loolu nekkul solution bi kay léegi soo bëggee maalo in India tey da nga war a jaar ci government bi ñëw dañu war a ñaan Indian government pour ñu allow pour ñu nga mën a sévir ma ne leen lii ba balaa ñu sonal suñu bopp waaye Indian bi mu ngi amee land yow yaa ngi amee land Indian bi mu ngi amee ndox yow yaa ngi amee ndox waaye ñu invest tamit ñu def di same ñoom lu ñu nekk def balaa ñu dem di leen ñaan pour ñu nga amee sa xaalis ba pare yaa ngi dem di ñaan kooku yow trial yow tamit nga def kooku lu muy def yow tamit nga amal sa bopp kay nga bañ a dépend ci keneen ki loolu moo ñu dugal ci affaire mbay mi moo ñu dugal ci affaire ciment bi kay ba pare affaire quality ciment bi kay lu ñu doon wax tamit soo seetee 32.5 bi ak 42.5 price bi am na différence fu ñu koy jëndee in Sénégal fu ñu koy jëndee bitim réew yëpp dafa am na différence kay mënoon nga ay si 32.5 di nga make more profit than 42.5 bi kay waaye soo seetee si àdduna bi loolu moo tax la ñun suñ gisee lu nekk si dëkk yu mag yi ñun tamit dañu try ñu copy loolu tamit kay ñu try ñu si li nga xam ne moom dafa nekk standard tubaab bi su jógee fale su ñëwee dina use tubaab bi use nag waaye ñun tamit dañ ko war use waruñu lekk ñun africain sek le xaaral ñu seet bu cib bi rek pour ñu def ko soo gisee néeg yu bari du dee last long loolu la xam nañ loolu moo tax soo seetee government projects yi nii ak international donors si seen projects yi doo mos a gis ñu use 32.5 xam nga nañu waxante dégg kay ñu bañ a naxante kay bu ñu naxante 32.5 42.5 du benn 42.5 bi moom moo nekk standard international standard moom lañ dee liggéey pour néeg waaye waruñu liggéey 32.5 loolu moo tax su néegi du dee yàgg bu ñu naxante suñ naxante suñ bopp rek lañ nekk di dina yaa ngi foog ne yaa ngi nax nit yi kay. Okay, dama am question, right? The question was about the difference between 42.5 and 32.5. Waaye loolu I think that is clear. Léegi lu ma bëggoon a yokkaat mooy comme gis nañ ne in the previous years and the last year da ngeen stoppoon because wax bi dafa bëri woon ci market. waaye loolu tamit comme jaawale su ko defee do you think it's fair pour customers yi comme ñun ñu dee jënd from retailers yi. non mu ne lu tax ñu jëndoon ci marché bi ndax it was fair. léegi ñu leen de pour ngeen jënd ñoom seen interest lañ nekk di xool léegi yéen soo leen bàyyee baadoo la ñooy sonn léegi soo leen bàyyee ndax foog ngeen ne loolu da ngeen fair si baadoo la wala ñeneen mel ni wax coow ngeen nekk di bañ parce que ku nekk sa business moom coow du ñàkk waaye da ngaa xool comme baax bi nga nekk di defal ak dimbal bi nga nekk di defal baadoo la so fii naa ne loolu su amee sax jàppal waru ñoo génnee seen loxo si mbir mi parce que su génnee loxo si mbir mi ñeneen luñ bëgg a mooy pour seen poos yi fees poos yi su fees wala dara léegi moom ak nu mu ndimbali ak wax bi nu mu ndimbali dañoo maintain di nekk si biir. waaw xam nga soo seetee always ñuy génn si marché bi kay nit yi dañu xamut lan mooy différence bi kay xamul lan mooy différence ciment ñu bari dañu xam ciment rek la ciment du ciment rek de comme li nga gis ne maalo nu mu amee différence bi sukkur nu mu amee différence ciment tamit di same di noonu la amee différence kay dañu wax ak government bi bu leen seet jaawel waaye seet leen population bi gis ngeen problème bu dee xappun si àdduna bi ngelaw yi dafa ñëw mu ngi daaneel nit yi mu ngi daaneel néegi nit yi ndox bi mu ngi ñëw nan saa ñu def standard pour yàlla tere su problème xapp nekk fekkee ñu ngi aar always loolu lañ dee nekk di wax government bi nañ def lii nañ def lii nañ def lii nañ def lii kay ñun waxuñ kenn boobu ñun mënuñu tere kenn pour bu muy si semaine dañu wax ne nan saa ñu si ñëpp ñu def standard nekkul pour ñun rek lu ñu am waaye keneen ku korto ba mu mun a sampa negam kay
mu def ko ëllëg ngelaw dafa ñëw mu daanu kon yaa ngi lor kooku na fan laa jógaat tamit ba mu mun a defaat loolu kon yaa ngi tamit dundaam kay. waaw pour yokk si rek marché bi xam nga waxoon naa leen ma ne ñun soo gisee ñu bàyyi woon xam nga businessman bu nekk dëgg la ñun dama dee wax léegi suñ business dañ ko booleeg charities waaye da ngaa gis ne business bi tam da ngaa seet what is profitable sa profitability da nga koo seet yow indi nga fii gaal you spend a lot nga spend xaalis bu bëri indi ko ba fii nga wàccee gaal bi léegi soo wàccee gaal bi nga gis ne nit ñi understand the difference between these two qualities yow sa semaine bi mu ngi stock sa loxo xëj na lu la waroon a yaa ngi ko waroon a jaay maybe within a month léegi mu ngi dem ay 2 months 2.5 months mu ngi toog ci biir magasin loolu business wise it's not good the only thing you can do is rek mooy nga quit so loolu tax ñu quitoon te bu ñu quitoon métti woon na on both side métti na ci consumer si métti woon na ci government sax ci seen boobu parce que revenu bu ñu fi doon amatuñ ko consumers yi tamit not only ñu leen a jaay cheap quality nga xam ne it's not standard but they are spending more ñu ngi spend more xaalis pour semaine boobu noonu foog naa lii rek moo tax moo dajaloo ba nga xam ne nit ñi dañ jékki-jékki rek seen bët yu ubbeeku ne there is no benefit to this disaster la loolu laa am pour jansa foofu ba pare ñoom lu ñu nekk dañu attaque dañu wax ne jaawel ba pare ñoom loolu mu waxi neen la tamit kay ba pare ñu wax ne ñoom ñu ngay fay xama 6 millions a day wax leen na la jox proof ñun only this month suñ proof moom mu ngi ne kay soo leen demee ngeen laaj leen kay yëpp payment jaare payment la kay nga xam 78 millions kay just this month proof for your consumption you can share snap it and proof it non bu ñu stable su leen neexee waaye proof la rek ngeen gis di liggéey ngeen gisal ngeen dem jaare ngeen seet tamit kay just the figures xam nga waruñu dina ante non yëpp payment la different payment xam nga looy def you cannot snap take them non nga just give them the figures rek nañ ko seen bopp rek léegi ngeen wax leen ñoom nañ leen jox ñoom lu ñu fay ngeen gis ñun just for this month foog naa ñu ngi 1 month 78 millions for May 78 ah non 78 millions proof mu ngi fii ne soo leen demee jaare tamit da ngeen ko fekk recette yi ñu ngi fii tamit kay xam nga bu ñu nañ nekk si business bi waaye nañ wax dëgg bi tamit dafa important kay buñ nekk fii di media bi di wax lu amut always looy def na nga wax sa diggante yàlla dafa important kay ñoom ñu ne 6 millions a day dem leen def seen investigation 227,000 metric tons moo dugg fi 2023 loolu soo ko xaymee ci baat waaw ñun only ñu starté ne ñu ngi si 200,000 tons bu ñu starté léegi only 6 just within this short period bu ñu starté ñun hit nañ 200,000 tons already te ñoom di whole year ñu ngi si 227 to 2023 on records waaw on record bu nekk jaaree ñun only 5 months rek isi nañ 200,000 kay ndax loolu dafa nekk benn bu ñu naxante kay nañu wax dëgg tamit ak lu ñu nekk di xeex nañu wax dëgg bi rek so I think we have given you an idea of the difference between the two lines economically is a disaster socially is an insult because ñoom nañ try ñu def comme ñun lu nekk di def ni moom mooy dimbali dëkk bi bul gis na ne man damaa dem Sénégal ma meeg 20,000 ma def sama poste ma dem te da déedéet da nga try yow tamit nga def pour ëllëg tamit kay nga am tiyaaba def na dafa important kay nekku ne pour nga meeg ñëw rek jaar sa kii nga am sa xaalis nga def sa poste nga dem te da sa kër def laa njëriñ yow kenn ak sa njaboot déedéet yàlla yi suda àdduna bi loolu soo amee yàlla dafa jaare si yow pour nga dimbale ñeneen i tamit nekku ne pour def la ici pour yow kenn nga jëriñ déedéet da nga war a am pour yàlla du wàcce du jox kenn kay dafa jaarale si doomu aadama bi da nga try yow tamit ngay facilité doo mën a jox ku nekk xaalis waaye soo créé liggéey nit yi di liggéey loolu maye la
bu ñu naxante kay. So when you do your forecast, you will realize that we will hit that 1 point something, the B, by the end of the year. And that's just one company. So suñu amee ñaar ñetti ñeneenti façon company yu mel ni fan la Gambia di dem. It will develop rapidly. And ñooñu nag loolu lañ bañ ñu ne déedéet, let's suppress them so that we take over. Doomi réew bu nekk daf ko war a bañ. And it is this, the onus is on all of us here, Gambians su fi nekk ñëpp yéen yëpp. It is our joint responsibility to fight for it. Not for us, but for our future generations, the children coming after us. ñu gis ne ñu suñ kilifa yi ñoom tan taxawoon nañ ci suñ gannaaw. Because léegi like gars yi ñu ne léegi waaw wax nañ léegi une semaine bu ñëw da ngaa fay 180 ñu bari duñ mën a isi ñu ne duñ mën a isi léegi ñun ñu ngi si marché bi mënuñu mit demande bi di nga motiver keneen tamit mu invest mu def nekkul only pour Jawle wax naa la government bi dañu def pour Gambia defuñ ko pour ñun de dañ ko def pour Gambia mu mën a dem ñu bari ñu ngi amee xaalis ñu ngi bëgg a invest xamuñ fu ñu invest comme loolu suñu déggee léegi Gambia soo ñëwee semaine bi problème dafa jar keneen dina invest ci kii bi dina jël liggéeykat dina xam dafa wàññi ñu amul liggéey yi tamit kay. I think last time, dama déggoon ne di ngeen tamit ñu aussi di jaay maalo fagi do am ngeen warehouse foo leen tudd yooyu yëpp pare nañ yooyu yëpp pare nañ kay loolu moo ñu dugal ci affaire agriculture bi kay dañu pare ñu léegi xaaral ñu try ñu dem ñu wuti maalo sukur ak diw kay. loolu laa waxal nii that was the main lu taxoon ñu yëngu woon ci warehouse yooyu loolu mooy idea bi ñu indi ko affordably jaay ko ci population léegi bu ñu demee round the world looking for it bii ko daal su fekkee ne business rek moo ñu taxawoon nga xam ne we don't care mun nañoo am fu ñu jëndee ñu indi waaye dañ koo pass ci consumers yi at a very expensive price comme we're just going to join the bandwagon so waaye bu ñu gisee loolu ñun suñu xool nangu ko ne lii is not good because price bi du impact consumers yi loolu moo tax ñu ne the best thing to do this thing is let's invest into agriculture ñu produce rice bi fii di ko jaay 100% Gambian moom moo doon gën a génn daal ba pare problème de dëkk bi mu mën a dem moom waaye foofu suñu delloo si agriculture bi moom su suñu delluwaatul moom problème bu mag moo ñëw ci kay su àdduna bi su ceeñut suñ demut bàyyi moom problème bu mag moo ñëw ci dëkk bi da nga am xaalis nga bëgg a li nga lekk doo mën a am li nga lekk. And it's going to get worse. As the world is going, every year we will see an uptick. So the only solution is let's start farming. Thank you very much and appreciate Nko Baba. And of course, we will continue to work with the media. We value your support and contribution towards national development and the IJA group of companies. We value you and thank you very much for